asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen rafet lu baax liggéey bi comme ni ngeen ñëwee tey ci garage bi indi seen télé ñu ngi leen nuyu lu baax di ko rafetlu man nag maa ngi tudd Ibrahima Cissé. Affectation bi comme ni nga ko jàngatee de maanaam wax ji maanaam bari woon na trop maanaam ci El Capo wante nag xëy na mbir mi moom doy na war lool su aussi métti na lool si rawat na nag si njaboot ki nga xamante ni moom la dal affectation bi nag ñun ni ñu ko mën a jàngatee wax dëgg yàlla mën naam ne bu nekkoon si dëkk bi ba léegi coow li mën naa gën a continuer so aussi tamit xëy na moo def wala deful loolu yàlla rek moo xam wante ñun lu ñu yitteel ba yitteel ñu man loolu maanaam moom mooy maanaam autorités yi nga xamante ñoo nekk si dëkk bi maanaam lépp loo xamante ne war na ñu def ko fi ndaxte yàggul dara maanaam am na benn gendarme boo xamante ni ay agresseur maanaam ñoo agressé di toj benn kii ñu ñëw fa lu demee noonu ba nga xamante ne gendarme ba maanaam moom dañoo mujj faat ko yàggul dara maanaam ñi def si enquête jàpp ko ca nam gën a gaawee sa depuis boobu léegi ñun dañoo déggul dara loo xamante ni ay réaction yoo xamante ni maanaam gars yi def nañ si ay jéego ñun nag lu ñu yitteel ba yitteel ñu mooy lenn bu dee El Capo la yàlla moo xam bu dee du moom yàlla moo xam wante li ñu yitteel dëgg-dëgg maanaam procureur ak ñi mu àndal ñu def si seen liggéey ba xëy na amaana ñu ngi si sax wante nag ñun résultat bi ñuy xaar si ñoom mooy mbir mi ki nga xamante ne maanaam moo ko faat loolu leer suñu bopp bu dee du El Capo maanaam ñun ñëpp ñu xam ne kii kat El Capo faatul ko El Capo kat su boobaa dara mën a set wecc ndaxte coow li topp na ko lool wante maanaam mbir mi daal moom doy na waar am na loo xamante moom affectation bi moom loolu moom seega dafa nekk loo xamante ne mu toogoon si dëkk bi tamit maanaam coow li mooy gën a bari sa maanaam loolu sax dafa nekkul sécurité am maanaam leen lu su nekk rek kenn ku su nekk da koy natt sa bopp xëy na affectation bi maanaam ñoom lu tax ñoom ñu def ko ñoom ñoo ñu gën a xam yoon ñoom ñoo ko xam wante ñun li ñu yitteel ba yitteel ñi ki nga xamante ne moom moo def jëf ju ñaaw jooju ñu fexe yoon teg ko loxo comme ni nga xamante ni maanaam li ma wax léegi rek ki nga xamante ni jamono yi si gannaaw moom leen def jëf jooju mi benn gendarme maanaam amul 24 heures maanaam ñi def jëf ju ñaaw jooju ñi teg leen loxo kon nag lii gars yi war nañ si mën a def seen yitte ba nga xamante ni maanaam ñu fexe jàpp kooku ñun loolu lañuy xaar maanaam si état bi loolu lañuy xaar si état bi. affectation bi ni ma ko jàngatee mooy xëy na gars yi dañoo bëgg wàññi coow li ci affaire décès bi fi amoon jamono ji passé ndax turam fesoon na trop ci presse bi xam nga ak ci dëkk bi ñëpp di wax El Capo moo rey mais li ma ci mën a jàngat daal mooy lépp loo xamante ne nii moom la wala du moom ne ci état bi ak yoon def liggéeyam ndax dëkk bi dafa am yoon te ñun yoon bi fii nii gars yi respecté nañ leen te jox nañ leen cër kon ñoom it nañ respecté seen bopp ndax bu fekkente ne ñoom ñooy aar nit ñi retourné problème di am ñu leen koy jiin kon y a quelque chose quoi am na lépp loo xamante ne nii maanaam mu ngi am rek si diggante chauffeur Jakarta yi ak takk der yi nañ koy rafetal te xam ne ñun dañuy liggéey di daan suñu doole di ut lu ñu yóbbu suñu kër. léegi nag problème bi ni mu demee woon mooy ñoom xëy na El Capo daan na nekk fii di jàpp chauffeur Jakarta yi di leen fayeekuloo ay 6000 francs yoo xamante ne nii du leen dagal benn récit léegi problème bi mooy bu fekkente ne loolu am na ñu ko ciy tudd rek kon. xëy na li mu doon def moo tax gars yi ne moom moo def loolu mais man xaw ma moo def xaw ma moo deful waaye ak ku munti doon na yoon def liggéeyam jàpp ko ngir waa kër gi nga xamante ne yaakaaroon nañ kooku te mu doon nekk koo xamante ne nii maanaam mu ngi doon liggéey di yóbbu këram jàppale ay njabootam. affectation bi yow d'accord nga si. affectation bi d'accord naa si benn côté ndax xam naa ne coow li nii mu bëree nii moom bu fekkonte ne affecté wuñ ko peut-être dina indiwaat beneen coow ci dëkk bi. ndax il paraît ñu ne Dakar la nekkoon doon fa def ay problème yu mel nii kon bu problème amaatee ba ñu affecté ko xëy na dañ koy rawale pour bañ coow amaat ci dëkk bi te coow moom baaxul ci dara baaxul ci dëkk baaxul ci réew baaxul ci dara xëy na loolu moo tax ñu affecté ko ndax jiin gi ñu ko jiin ne moom moo rey mais lu ci munti am rek na yoon def liggéeyam ak fu munti nekk bu fekkee moom la nañ ko fekk jàpp ko bu fekkee du moom it nañ ko xool ki ko def ñu jàpp ko. affaire bi daal métti na trop mais ñu ngi baalu àq tamit waa famem di baalu ak waa Sénégal ñëpp parce que suñu mbokk la suñu xarit la suñu lépp la waaw ki ñu wax nag moo ko rey moom la rek
su dee moo ko rey moog suñu borom la fii lépp lu doomu aadama def fii rek soo deewee da nga koy lay ak suñu borom fii nee nañ dañuy enquête nañu enquête seeni enquête léegi su enquête bi génnee lu yoon def rek ñu xam ne loolu la. mais ñoom dañ nee nañ waaw man loolu li ma siy wax bariwul parce que man dëgg-dëgg dong laa si am damay dégg ñu ne affecté nañ ko mais pour man su dee dañ koo affecté waruñ koo affecté balaa ñu koy affecté nañu bàyyi ba enquête bi sedd ñu doog kaa affecté parce que fii lépp yoon la parce que ñun yii nii miis nañ ko fi parce que du moom nekk fi benn jeune boo xamante ne moom la rey mu niil ñaata jeune lañ fa rey mu niil. su dee dañ ko affecté loolu dañuy jéem a fay wax ji rek mais xam nga wax ji tamit mënuñ koo fayee noonu parce que dafa war a leer kii doomu jàmbur la te xale la dafa yor njaboot après léegi njabootam day sonn rek loolu lépp da si joué parce que nit soo nekkee xale nga yor njaboot dafa metti sakamtuma nga wàcc gën a àdduna. affectation boobu doy na waar daal yéeme na daal affaire bi dafa xaw a luus en vrai dire luus na daal en vrai dire moom ci gàttal daal yéeme na daal affaire bi doy waar la yéeme na trop métti na ci ki faatu ak ay waa këram métti na ci ñoom lool ak njabootam waaw bu dëgg rek di dëgg métti na lool. Je suis là aujourd'hui pour suivant la révélation que El Capo a été affecté. On ne peut pas comprendre qu'un policier ñu impliqué la si yenn fait yoo xamante ni de meurtre l'enquête génnagul ñu koy affecté. On devait le saisir lui et son équipe si l'affectation a eu lieu. Mani, je déplore cette affectation. On doit le saisir ba ñëpp xam parce que c'est une affaire publique nañ ko détenir ba public yëpp xam ni téye nañ ko lui avec son équipe jusqu'à ce que l'enquête aboutisse. Et moi mënuñu maa intimider. On m'a intimidé, menacé de mort. Je suis la personne qu'on a menacé de mort. Mais ma di lay xamal ne mënuñu maa intimider, mënuñu maa menacé de mort. Et je serai toujours là combattre pour les Jakartaman. yow ku la menacé kii xam nga ko. bu ma leen gisee xàmmee leen. Il y a un fait ñu xëy lancé dans les journaux ne 2 Jakartaman ñoo ne accident la je dis c'est faux pourquoi constat amul balaa nga naa accident constat day am buñ ne 2 Jakarta yi ñoo wax ne ñan la dañu bëgg a retourner kii si Jakarta yi ñoo gis xeex police ak Jakartaman ñoom ñoo doon kii xeex kon ñoom buñ ne du ñoom ñun dañ naan waxuñu dëgg jusqu'à ce que la justice def ko. beneen bi mooy 2 personnes yu ñu futti seen Jakarta ñoo ñëw sama kër na ma Issa Dieye voulez-vous que je répète monsieur li ñu ma waxoon même les insultes mën naa kaa répéter parce que nous sommes à la télé na ma Issa ana Issa man lay maa ngi nii buñ déggatee nga wax si Jakarta yi man leen ngeen ne lañ kenn ki génn taxaw jël paaka ma xool ne ma femme mon appartement ak sama buntu kër parce que 400 mètres carrés la dafa xaw a sori ma reculé ñu taal seen moto dem kii kan moo bëgg bañ ma wax am nag ñu ma bëgg a réduire au silence mais dañoo tax ba yaakaar ni Jakartaman yi duñu kaas bés bu nekk dañuy kaas nous suñuy droit la ñuy kaas la mort de ma Fatim il était Jakartaman aussi parce que Jakarta la doon dawal moo tax ñu rey ko dañ bëgg que ça soit élucidé beneen bi mooy la brutalité policière dootu ñu ko nangu policier dañu buntu xataal la police peut employer la force mais pas la violence pourquoi cette violence léegi nous sommes sous nos gardes auto police bu génnee dañuy génne à 10 12 en moins d'une minute je peux rassembler 50 personnes ñu œil pour œil dent pour dent toll nañ foo xamante ni dootuñu nangu ku ñuy rey suñuy waajur yu jooy waa famille bi ñu nga lay jooy léegi après mu mujjee fan seeral bi moo metti ay nit lañu ay citoyens sénégalais lañu doo fayu la sant œil pour œil dent pour dent loolu foofu lañ toll maintenant l'enquête ñoom si ñoom la posé nañ ko def comme man nañ ma bàyyi en paix ma jox la beneen exemple la police après la menace bu ñu jox la menace yow lan nga def après. j'ai déposé une plainte tribunal ñu renvoyé waan ma ñëw tey ñu jox ma ñu ma demal police ku ñuy jiin dem dina ñu fekk la ngay soccoo lii lu ñuy wax
man maay dem police pour man ñu yore sama enquête ma ñëw si président de Jakarta Mouma Ndiaye ne ko je ne vais plus me déplacer seul fu may demati dinaa ànd ak Jakarta maan yi lu ñuy wax dina ngeen dégg ko ñu xam ko maintenant li ñu bëgg a xam il y avait non assistance à une personne en danger ce jour-ci de la mort pourquoi la police assisté wu ko pourquoi la police n'a pas mené un constat loolu ce sont des problèmes à voir pourquoi mené wuñu un constat luñ doon daw lan moo tax ñëwuñu fa la gendarmerie il paraît que dañoo ñëw delluwaat mais duñu assister le mort il a palpité plusieurs temps avant de mourir il a été vidé de son sang avant de mourir loolu moo ko rey il n'est pas mort sur le champ man maa ngi leen di déglu man pour ma plainte contre X pour les menaces laa def mais il savait que ok témoin bu ñu mënti am gars yi intimidé ko après bu ñu demee gis ko mu ne waxatuma mais qui intimide nos témoins kan mooy dem di menacer nos témoins te la loi bëggu génn fe ne on va protéger vos témoins moo tax témoin boo gis sa famille ne ko noppalikul noo bàyyi bul wax même moi ma famille dañ ma ni noppil mais dama tenir tête continuer parce que Jakarta maan yi teral nañ ma ko maintenant ce qu'il faut voir pourquoi la police protégé wul sax les Jakarta maan ils ne sont pas là pour nous protéger mais au contraire bafouer notre liberté te loolu nag la ñuy bañ la ma liberté à moi ku ma ko bëgg a bafouer man ma bañ. Mais revenons un peu sur l'application. Oui. man ma ne bu ñu ko affecté man Issa Dieye maa wax ma sa Jakarta maa ngi man Issa Dieye bu ñu ko affecté def nañ loo dul yoon parce que war ñu ko affecté un crime de femme dañuy bàyyi ba procédure bi jeex ñuy doog a affecté ku ñuy affecté xaw ma nag ndax affecté nañ ko oui ou non mais bu ñu ko affecté kon am na lu ñuy nëbb il ne doit pas être affecté il doit être tenu en respect ñu retenir ko lui avec son équipe jusqu'à ce que l'enquête soit aboutisse loolu mooy yoon. salaamaaleykum mbokki réew mi sama doom yii li ñuy jànkoonteel dafa metti waxtaan wax dëgg sala man yoruma Jakarta ak màggatug chauffeur la maa yor rang bii ñuy rang fii seen dara umpuma 21h ñu gurgur leen di leen fayloo 6000 te ku ko fay ñaar fukk bu si manqué doo jot sa moto ou la fa doo joxe dépasse loolu nañ ko teel a arrêté loolu doxut loolu fi indi problème bi dawluma Jakarta mais mu dawloo Jakarta ba léegi yëf yi jeex na nañ bàyyi caaxaan yi booy amuñu dara 21h fii la ñuy andi seen gu toll ni fii ba Dakar moto du leen romb ñu takk seen tànk moto yëpp taxaw fee ni ko amul 6000 doo dem waaw mais nu lu andi loolu. mais El Capo bu gars yi El Capo boobu li ma si dégg mooy booy ba yoroon Jakarta bi dadul sëfarub Jakarta sax ab ambulancier yi la saako xorom lañ si teg maa ngi koy seetaan wal fajiri mu ni fang nee nañ aw xeer la ko dóor fekkee wu ma nag xaw ma lu mu ko mën di dóor fekkee wu ma mais nee nga xeer lañ ko dóor même bu doon loxoom la ko dóor sax du yoon. mais El Capo moom si boppam en personne dañ ko affecté bu Dakar yow loolu jàngatee. amul affectation El Capo si boppam na wax ak ñi mu war a waxal réew mi am na yoon ay kilifa fi ne civil bu def lu defuwul ñu def la ko alkaati bu def lu defuwul nañ ko def gendarme bu def lu defuwul nañ ko def procureur bu deful lu defuwul nañ ko def réew mi yoon a fiy dox ragal nit ñi ragal yàllaa ko gën nañu bàyyi suñu caaxaan yi kenn duful nit ñëpp ay nit lañu ci réew mi lañu dëkk lu ne gisees na ko fi gisees nañu fii ñu fi reyub alkaati ñu jël booye yóbbu bitim réew ba yooya passé ñu ñëwaat lu ne gisees na ko fi loolu jaaxaluñu xam problème bi lan la alkaati beeg civil beeg centre beeg ñëpp ñoo bokk ndey ak bàyyi ñëpp si kër la ñu yeewoo nit ku ne nañ ko jox ak xam loolu la réew mi wax nañ ko dox loolu la lislaam wax nañ ko dox lislaam ñu ëpp doole fuuf te dane ku rey nañ la rey boo demee sa jàkka je ku yaakaar ne yorul la nga yor jox ko mu dem dimbali ay njabootam looloy diine mais maa la ëpp doole dama la koy wan affaire boobu yàgg nañ ko fee wax ku ma am ndey ku ma amul ndey affaire yooyu taxawut yàgg naa koo dégg mais yooyu amul. man la Bamba dëkk Kees nekk conducteur Jakarta gaaru Thier waaw Jakarta yi boo xoolee 2012 ba léegi maa ngi si waaw. waaw loolu moom yéem na ñëpp xaw ma moo def xaw ma deful waaye loolu dafa jaaxal ñëpp tey jii lii bu ko civil defoon kon tey civil boobu teg nañ ko loxo xaw kenn xam man nag fekkuma fa quoi man leeru ma ni moo def wala moom deful waaye daal police la ñu wax ni moo rey nit waaye loolu noonu ñu def bu nekkoon tey jii civil moo ko def arrêté dañ ko bu yàgg duñ la jël di la affecté fenn dañ lay arrêté dugal la si kaso bi tëj la ñaata nit ñoo nekk si kaso bi rey nit ñu téye leen
am na bari na te kooku xanaa moom civil la moo tax ñu arrêté ko waaye léegi kon homme de tenue moom bu defee lu dul yoon kon léegi dañ koy jël ñu affecté ko yóbbuwaat ko beneen dëkk loolu moom rafetlu wuñ ko ñun chauffeuru Jakarta yi ndax tey jii ki dem suñu mbokk la te góor yàlla la ma Fatim Gueye nangu na liggéey du sàcc du fen boulangerie la doon liggéey bii mooy première moto Jakarta bu muy doog a jënd di liggéey bu wàccee jéem a taqale weccet ndax si moom moto yi weccet rek la si doon wut ndax dafa yor soxna yor ñeenti bant jabaram moo ngi ne en état te jour boobu moom tax nekkul woon di taxi Jakarta dafa demoon di jëndi xorom far loolu dal si kawam waaye nag ñun moom rafetlu wuñu loolu ndax bu ñu demee ñoom ba dañu aar ah loolu moom liggéeyu police la tey jii mu ñoom bu leen neexee ñu jël ko yóbbu ko Dakar bu leen neexee ñu bàyyi ko Kees bu leen neexee ñu yóbbu ko Tamba ñoom loolu ñoom seen liggéey la ñoom seen biir la ñoom xam nañ nu mu demee. ah xam naa ni tamit loolu mën naa nekk ndax tamit fii tey jii ñëpp a mer amul benn kees waa waxuma la kuy dawal Jakarta de kees waa bu nekk kees waxuma kees Dakar Tamba fépp foo dem région boo dem affaire daa wër fépp ñëpp ko mettitlu muy paa di maire di ñëpp tey jii bu demee ba paa yi tey taxaw tey naan lii kii def du yoon di jàppale booy yi wala si booy yi ñuy taal dëkk bi ñuy jàppale booy yi xam nga ne loolu noonu metti na sénégalais yi metti na kees waa yi metti na ñëpp loolu moom kenn rafetluwu ko amul kuy taxaw ni rafetlu naa loolu di boom doomu aadama loolu kenn moom rafetluwu ko ndax yàlla moom moo bind doomu aadama moom moo jox malaaka bi nga xam ne moo yor wàllum rey muy jël bakkan di faat bakkan di jël te kenn du si wax dara waaye nit tey jii bu reyee mbokku jullitam ñu dañ kaa war a teg ay daan ndax loolu mooy yoon. ah man moom leeru ma man automatiquement man leeru ma man su ma ko fekkee woon man mu leer ni ma moom la man ñeme naa taxaw kon ni ma taxawee di wax ak yow ni leen moom la waaye man loolu fekkuma fa wax dëgg yàlla du ma fen xaw ma moom la xaw ma du moom waaye daal rafetlu wuñ ko.